waxtaan wi nag thème bi nga xam ni moom lañ bëgg a waxtaane te sun ñaari kilifa yi fas yéene koo waxtaane daanaka ab tàndem lay doon Serigne Mourtada day lay taayal le professeur Galaye Ndiaye pour mu def waxtaan wi ñu tënk ko maximum possible. Serigne Mourtada Mboup defe naa ni du ku ñuy présenté xanaa junj lu ndaw rek ci moom ngir mu nekk loo xam ne dañ koo baaxoo comme ni nga xam ne ginnaaw bi balaa sëñ Galaye jël danañ ñëw ci loolu itam. mu mel ni kon defe naa ni kuy topp jotaayi xam-xam yi xam nga kan mooy Serigne Mourtada. xam naa kon dama koy jox rek mu lay taayal Serigne Galaye mu ñëw ci waxtaan wi ngir ñu bañ a guddal kàddu yi Serigne Mourtada bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais, avec la permission de tous et de toutes, que l'on me permette de prononcer quelques mots en français en l'honneur de deux personnes qui sont parmi nous. J'en vois même d'autres, mais qui méritent toute notre considération et nos respects, et qui ne sont pas locutrices du Wolof. J'ai nommé Cheikh Abdallah Fahmi, qui est là depuis le début, mais également Serigne Mahmoud Voloni, que vous voyez habillé en blanc. Abdallah, merci pour ton compagnonnage. Merci également pour tes éclairages. J'ai écouté ton intervention. Tu as posé les jalons de ce que nous allons dire, le professeur Galaye et moi. Comme tu l'aimes bien le faire, tu rappelles souvent Iman, Islam, Ihsan, tel que cela apparaît dans l'enseignement de Cheikh Al-Khadim. Mahmoud, merci. Mahmoud habite à Genève. Il est toujours présent à nos rencontres et tous les mourides qui habitent autour de Grenoble, Lyon et Genève connaissent Mahmoud. Merci beaucoup pour ta présence. Abdallah, ton cher et ami, Cheikh Al-Muntaha, a tout dit. S'il était permis de donner une conférence en une seule phrase sur Mame Thierno Birahim, je dirais que Serigne Mountakha l'a fait. Serigne Touba, Mame Thierno la ñu joxoñ. Ni Serigne Touba bëgg ab murid mel ni da ko dëxëñ ci Mame Thierno. Cette phrase suffit en elle-même pour résumer tout ce qui a été dit depuis le début des interventions. Félicitations et merci à Seigne Abdou Khadr Ba. Félicitations et merci à Seigne Khadim Abbas. J'ai bien aimé l'évocation de la sociologie de Max Weber que vous avez évoquée et qui me paraît être une bonne piste pour tous ceux qui veulent partager l'œuvre de Serigne Touba avec le monde européen. En effet, ce sociologue allemand est l'un des tout premiers à avoir analysé comment la foi d'une communauté rejaillit dans l'engagement sociétal et économique de cette communauté. Merci beaucoup. Abdallah, nous allons montrer que tout ce qui a été dit sur Mame Thierno entre en réalité dans l'idée suivante. Cheikh Al-Khadim a réussi à inculquer à ses disciples une foi agissante, une foi transformatrice. Mais cette foi agissante et transformatrice relève d'une injonction divine qui est à la sourate 49, versets 14, 15 et 16.
Je disais donc que Cheikh Ahmadou Bamba a réussi, je l'ai dit l'année dernière en utilisant l'expression une pédagogie transformative, à inculquer à ses disciples une foi agissante, une foi qui leur permette de s'impliquer dans la vie de la société et de la transformer. Le thème qui nous a été attribué, l'héritage de Mame Thierno, foi, travail, éducation. J'étais donc en train de dire que traiter ce thème est une façon de mettre en exergue l'impact de l'enseignement de Serigne Touba dans la transformation de la société wolof de la fin du 19e siècle. J'étais en train de dire que Serigne Galaye et moi, nous nous sommes rapidement concertés et nous voudrions que je me serve d'une porte d'entrée coranique pour lancer Serigne Galaye, pour qu'il nous montre qu'en réalité, la conformité coranique de l'enseignement de Serigne Touba par ce dispositif transformationnel que j'ai exposé l'année dernière avait des sources coraniques. Mais également des sources dans l'œuvre de Serigne Touba. Quand vous googlisez foi, travail, éducation, en arabe, vous tombez sur iman, al-iman, al-amal, al-ta'lim. Or, al-iman, Abdallah l'a rappelé, aqsamu dini rabbina al-iman wa ba'dahu al-islam wal-ihsan. On le retrouve dans tout l'enseignement de Serigne Touba. Nous allons donc reprendre en wolof et je suis sûr et certain que tu nous comprendras avec notre ami Mahmoud. Kon assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk yi maa ngi jégalu bu baax mbokki sàmbeen yeeg mbayeen yi bu ñu xasee bu tudd reer rek ñoom xam naa seeni nopp saañu na waaye nag sëñ Galaye dafa sonn te di boroom xam-xam boo xam ni c'est un théologien de dimension mondiale du li muy sama cousin moo tax ndax ñu bari ci yéen xamu leen ni suñu ñaari waajur ñoo bokk ndey ak baay mu sonn lool am responsabilité bu rëy Bruxelles dafa def nag yëfi sang xam ngeen ni baayam mooy sama nijaay kon mooy sama sang may jaamam mu jóge fële ñëw ni ma yow lan mooy sa thème ma ne ko man de héritage de Mame Thierno foi travail éducation lañ ma jox mu ni moom beneen thème lañ ko joxoon waaye léegi sama thème lay jël ma ne ko léegi yaay sang bi bu ma ñëwee Bruxelles danga may sëf ay yéreeg ay parfum ay téereeg yépp loo bëgg la ñuy def waaye kon xanaa danga may ma ubbil la mu ni ma noo may ubbilee ma ne ko ci alxuraan ak ci mbindum sëñ ba mbooleem ku fi teew gis ni liñ fi wax lépp day wane rek authenticité yoonu murit ci alxuraan ndax bokk yi dafa am événement historique bu am ci jamono yonent bi boo xam ne bu ko jataay bi wanee ba sëñ Galaye waxee ba noppi mën naa leen a jox ay éléments d'archive yu sëñ Mbay Sylla miin lool yu wane similarité bi am entre contexte historique bi alxuraan wàccee ci ay bi ñuy bëgg a waxtaane ak contexte historique bi Serigne Touba woote similarité bi mooy am nañu màbb dugg ci diine waaye xamuñoon dara ci diine suñu bokki ceddo yi noonu lañ def ak sëriñ bi doomi soxna yi xamoon nañ ñoom liñ bëgg damay faral di wax ne yoonu murit élite musulmane ñoo ko sanc ak sëriñ Touba mooy doomi soxna yi ñoom ngërëmal yàlla la ñuy wut ñooñu xam nañ liñ bëgg waaye nag mbooleem askan wi nga xam dañoo xawoon a jaaxle wax naa leen daaw fi ni leen dislocation sociale le sëriñ Touba fekk l'islam mbooleem ñu yoroon nguurug ceddo gi dañoo màbb wuti sëriñ Touba sëriñ bi indi système boo xam ni une foi agissante bu mel na ba yonent bi indiloon ceddoy naar ya wala sàmmi naar ya moom la sëriñ Touba samp Mame Thierno di prototype bi am na ko tudd léegi baatu prototype def naa sëñ Fallou Gueye la prototype mooy premier exemplaire d'un modèle bu ngeen teewloo màggu
màggalug Daarul Muxti ren di ngeen dégg sëñ Abdou Samad moom sëñ Modou Awa Balla mu indee ko neneen ni keesug mool kees gi nga xam ni boo ci defee ciment bi génnee benn mool nee na kees googu mooy maam Thierno Birahim kon maam Thierno mooy prototype bu Serigne Touba moo tax li mu développé ci Daarul Muxti ànd koog njabootam loolu mooy modèle bi Serigne Touba bëgg mu impacté wu ci réew mi yépp li ma waral la conquête des terres neuves li ma waral seex si ku ne jublu barab ci ndigalal sëñ bi wut suuf si lew gor ko gajj ko bay ko sajj ko samp fay daara boole liggéey ak jaamu yàlla moom it bu ko waxtu yu mayee dinañ ci joxe élément historique Serigne Touba nee na manzilatul imaani mislal jismi fi diin wàccuwaayu imaan ci diine ne dafa mel ni mooy jëmmi yaram wi jëmmi yarami lislaam mooy iman mu ni manzilatul islaam ka libaas ay ba tey fi diin wàccuwaayu islaam ne mooy yére yi ñi teg ci kaw jëmm ji kon iman dem na islaam dem na mu des ihsaan sëriñ bi ni ci ikmatu manzilatul ihsaani misla ruuxi nee na ihsaan mooy ruuxu diine iman yaa ngi koy jànge bi tawxid islam bil fiq ihsan bi tasawuf kon li ngay jëkk a jàng ci diine ci iman théorie la ñu jàngal la ko ba nga am nooy gise yàlla ci sa xel théorie boobu Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa jël téere bi gën ci téere yi amoon muy umul barain bu imam Sanusi mu woy ko tudde ko Mawaahibul Quddus jël dara ca Mawaahibul Quddus indi ko ci Tazawudu Sixaar jàngal la diine tawxiid waaye ci mutakallimun sëñ Galaay dana ci ñëw nga xam ni dañu naan la imaanukum bi rabbikum tasdiqu bi annahu wujuduhu xaqiq wala sax ñu ne la imaanukum daal lay limal juróomi ponki imaan yi an tuminu billahi wal malaayika wa kutbi haadi salikin wa salika wa yawmil axiri wa rusulil kiram wal xadri lazi yajudu bil maram ñi jàng tasawur saxaar yëpp gis nañ ko muy juróom benn ponki imaan yi mu jël nag imaan billah jàngal la ñaar fukki meloy suñu borom yi mi ngi ci tasawudu sixaar wa huwa xadimun ma lahu bidaya wa zu baqayin ma lahu nihaya wa zu xilaafin lil bariyati maa wa zu xinan bi nafsi li jamaa wa waxidun ma in lahu min thani walam yazal jalla azima shahni bi dhati wal wasfi wa bil fi'li ma an tafarada al fardu lazi li xama di ko topp ba ñaar fukki jukko yi mat loolu mooy iman ci théorie moo tax boo songee Mawaahibul Quddus sëriñ bi ne la nag na nga jàpp ni dañ la doon jox ay éléments intellectuels yooyu concevoir Dieu waaye fa kullu ma yaqturu bil baali abad fa bi xilaafi zaka rabbuna al ahad lépp lu tabb cim xel fekk yaa ngi concevoir Dieu ci sam xel nee na loolu fi saasale wute na ak yàlla mu mel ni kon danaan la li nga doon jàng yépp amul solo waaye déglu leen la mu wax ca bopp Masaalikul Jinaan bu ngeen ubbee Masaalik rek xët yu jëkk yi daf ne wa baadu fa tawxiidu xismayni munxasimun fa saara tawxiidayni nee na tawxiid boo ko seetee ba ci biir yaar la moom tawxiid mu ne fa awwalun takallamun mooy bi ma la wax léegi nga xam ne mooy théorie bi wa thani mu ne nag ñaareel bi taarrafun moom ci maarifa lay aju mu ni bu njëkk bi woyal naa leen ci Mawaahibul Quddus bu mujj bi nag moo tax ma jël sama xalimam ci laa koy def ci Masaalikul Jinaan mbokk yi soo bëggee une foi agissante bu mel ne bi maam Cerno amoon ba mën a sotal lim sotal Daarul Muxti da ngay boole tawxiid mutakallimun ji ak tawxiid taarufun ji sotal ko ci yoonu tasawuf dund ko jëfe ko lii la sëñ maam Moor sëñ maam Cerno Ibrahima def loolooy tax nag nga doog a dëppoo dëgg ak li alxuraan digle sëñ Galaay yonent bi woote na
ceddoy naar yi jóge nañ ci gox yeeg gox goxaan yi ñëw jébbulu doon ay jullit ba yàgg ñuy fëgg seen dënn naan yonent bi ñun kat gëm nañu ñun kat indil nañ la njariñ da nga ñuy bàyyi xel suñu adhésion ci l'islam sa intérêt la sa tawfeex la alxuraan daal di jóg sëñ Galaay xaalatil i'raabu amanna ceddoy naar yi nee nañu ñun day gëm nañu yàlla joxar bi Seydina Muhammad ni ko xul lam tu'minu mu ni ko nee leen yéen sama mbokki naar yi ñëw dugg ci lislaam wallahi gëmu leen waaw loolu nu ko alxuraan mën a waxe aw nit ñoo xam ni dugg nañ ci lislaam aaya bi ni walakin xuuloo aslam naa nee leen jébbalu nañu nee leen adhéré nañu nee leen tabbi nañ ci lislaam waaye gëm moom defagu leen ko teg ca wala maa yadxulul imaanu fi xulubikum bala ngeen a gëm imaan dafa dox ba àgg ci seeni xol daal cay teg ni wa in tutiu allaha wa rasulahu laa yalitkum min amalikum shay'an su ngeen tegee ci yoon yu ma leen di wax ngeen topp yàlla ak yonentam bi seen dara du wàññi du ngeen ñàkk seen dara ndax inna allaha gafurun rahim kon bu leen wax mukk ni gëm ngeen boo demee ba ca kanam xam nga danañ wax yonent bi ni ko ñun sa njariñ lañu indil nañ la njariñ alxuraan ni leen déedéet yéen lañu jariñ biñ leen woowee ci ngëm waaye nag bu ngeen bëggee dëgg àgg ci gëm fii la yoonu murid di duggee déglu leen bu baax def ni ceddoy naar yi innamal muminuuna allazina amanu billahi wa rasulihi suma lam yartaabu muy benn ñi nga xam ne ñoo gëm dëgg mooy ñu topp yàlla ak yonentam te du ñu nekk ci sikki sàkk ils ne sont pas dans le doute muy benn wa jaahadoo bi amwaalihim te dañuy jiyaat ci seen alal muy ñaar wa anfusihim ak seen bakkan suñu Abdoulaye nee na bakkan nag laajatee su ko ndax jiyaat yi tuur deret xewi na waaye dañ ko doon laaj ci jamono yonent bi waaye nag fi sabilillah da ngeen di jaayante ci seen alal da ngeen di jaayante ci seen bakkan ci yoonu yàlla doo ko wax nag ni ulaahika kon innamal muminuuna dëgg ulaahika humus saadiquuna bokk yi aaya bii mi ngi ni fàng ci alquran surat 49 verset 14-15 sëñ Galaay su ma nee aaya bii day moom la maam Cerno Birahim concrétisé ci ngëm gu ñu soppi jëf ngëm gu ñu teg ci jaayante ki sa alal ci yoonu yàlla ndax wàcc naa yoon وليذوق خير حلال طيب وخير جيران بحق طيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق طاهر ورقني ترقية خفية ببنت رقية صفية وقي عزايا